بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد سادة بني الجنس البشري محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين منار الهدى رسول الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. حضرة السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lors d'une conférence à Thiès, le 13 février 1993, j'avais bien précisé que l'heure du bilan était encore très tôt pour faire la part des choses. Certes, en 6 années de décalage au 3e millénaire, notre planète a failli basculer dans l'enfer capitaliste. De conflit en conflit et de catastrophe en catastrophe, un calendrier sanguinaire vient de boucler la fin de notre siècle. Endeuillé par les caprices de la nature, l'humanité a cumulativement payé la méchanceté de l'homme. Que dire des armes de destruction massive dont les victimes se comptent aujourd'hui par des millions? Que dire d'un ordre mondial qui dicte la règle du jeu et qui impose aux autres la loi du silence? Une règle et une loi où les tiers-mondistes n'ont même pas le droit d'occuper un banc de touche. Que dire d'une monnaie qui exige une discipline de troupes dont le seul maître à bord reste la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international? Pour toutes ces raisons, le passage à l'an 2000 suscite beaucoup d'inquiétudes. Et je vais bel et bien emprunter la phrase d'un citoyen soviétique qui regardait Staline en murmurant « Triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple ». Mais aujourd'hui, en présence de plusieurs Stalines dans notre planète, la tragédie ne peut être que globale. Certes, pour le médecin légiste, tout mort suspect mérite une autopsie pour déterminer les causes et sanctionner les coupables. Mais ceux-là même qui se déclarent
les gendarmes du monde sont les principaux instigateurs de tous les crimes de l'humanité. Que reste-t-il de notre monde? S'interroge un journaliste du Monde. Un monde puissamment basculé par de formidables mutations technologiques, par la persistance de désordres économiques et par la montée des périls écologiques. En cette fin de siècle et de millénaire, poursuit-il, nos sociétés se cherchent. Aucun des fondements des États ne semble épargné par une vague de remise en question. L'explosion des inégalités, l'apparition de nouvelles formes de pauvreté et d'exclusion, le chômage de masse, la progression de l'irrationnel, la prolifération des nationalismes, des intégrismes, de la xénophobie et simultanément par un sort de préoccupations éthiques. Cependant, un système planétaire permanent, immédiat et immatériel. P, I, ou bien P, I. Donc, cependant, un système planétaire, permanent, immédiat et immatériel est le fer de lance de la mondialisation, nous confirme ce journaliste. Un système économiquement mauvais, socialement abusif et politiquement explosif. Pour les religions, il constate que les 4 principaux conflits qui ont endeuillé la planète en 1999 sont pour une part des conflits de religion. Kosovo, entre orthodoxes et musulmans. Cachemire, entre musulmans et hindous. Timor oriental, entre musulmans et catholiques. Tchétchénie, entre orthodoxes et musulmans. Et d'autres conflits endémiques, caractéristiques de cette fin de millénaire, le sont également. Proche-Orient, entre juifs et musulmans. Balkans, entre orthodoxes, catholiques et musulmans. Irlande du Nord, entre protestants et catholiques. Afghanistan, entre fondamentalistes chiites et sunnites. Ils admettent quand même ceci. La quête spirituelle est légitime chez tout être humain. Elle signifie recherche de sens, le sens de la vie, de l'humanité, de l'être ensemble. Les grandes religions aujourd'hui apaisées, largement défanatisées, savent répondre à cette quête. En leur sein, certains rappellent les valeurs d'honnêteté, de justice, de solidarité, dont les doctrines de toutes les grandes religions sont porteuses, et opposent les valeurs à la corruption ambiante, à l'injustice, aux inégalités scandaleuses
à l'immoralisme, l'impureté, et j'en passe. Il réclame en premier lieu des dignitaires religieux. En un mot, un retour aux valeurs d'origine. Fin de citation. Souvent, on nous dit que l'histoire se répète. Mais pour certains, l'histoire ne se répète pas, mais elles se ressemblent les unes les autres. Donc, il suffit de regarder plus loin pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne peuvent égaler celles qui la font durer. Des experts nous disent qu'il y a partout des pans de projets. D'autres affirment qu'il y a surtout des sociétés sans projet ou des projets sans objet. Un professeur français disait à ses élèves lycéens: la vérité a une histoire et elle se divise en deux parties. La vérité foudre et la vérité ciel. La vérité foudre est déterminée par l'homme élu de Dieu. La vérité ciel est établie pour tous, c'est celle de Copernic, de Newton et d'Einstein. Cheikh Ahmed Tidiane Sy nous livre dans sa pensée profonde cette vérité par ces termes. L'Europe a connu des succès dans de nombreux domaines, mais elle n'arrive pas encore à accorder la priorité aux choses de la divine providence. Là, il y a comme une sorte de rivalité entre le ciel et la terre, alors que le même souffle anime l'un et l'autre. C'est en Égypte que Napoléon, apercevant un bédouin priant, dit: c'est ce qui nous manque en Occident. Atteindre Dieu à travers son moi profond, c'est-à-dire sans détour. Hitler disait un jour à ses officiers: le prophète de l'islam ne porte pas d'uniforme et pourtant il reste le meilleur soldat du monde. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, nous confie ce témoignage de gratitude. C'est Dieu lui-même qui m'a guidé sur cette voie de salut, et combien est délicat son geste. Une délicatesse pourtant mise à l'épreuve autant par le comportement irresponsable des Occidentaux que par l'attitude plutôt hostile des musulmans. Laissons le musulman interroger correctement son Coran et le chrétien son évangile. L'impérialisme mondial ne saurait remplacer un tel message dans le cœur des hommes, fort dans le cœur d'un homme fort de son appartenance à la conscience universelle. En résumé, il s'agit pour l'Occident d'une technique qui cherche sa conscience, et pour l'islam, d'une conscience qui cherche sa technique. Seule une coopération de haut niveau serait en mesure d'aider à réaliser une telle jonction. Car un laïc vertueux cohabite
facilement avec un religieux virtueux. Cohabitation qui, au fil du temps, fera que l'on sera le compagnon idéal de l'autre. Dieu, Seigneur des mondes, lui qui a conçu et organisé les galaxies, est loin d'être un laïc ou un religieux. Il est un Dieu. Nous souhaitons à vous tous une bonne et heureuse année. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. حضرة السادة، لقد مالت شمس العشرين إلى الغروب، وبعد قريب سيتنفس الصبح على مطلع فجر جديد، وهذا بعد ليال دامت 100 السنين في كتاب الله. فهذا عام جديد قد أقبل، لا نعرف الثواني أم دقائقه أم ساعاته ستكون خيرا أم شرا. وإذا كان لكل امرئ ما اكتسب من الإثم ففساد هذه الأرض نتيجة لفساد بني الجنس البشري. ومن بعض الدراسات ما قرأناها هذه الأيام وكلها موعظة وذكرى للذاكرين. يقول أديب من أدباء الفكر العربي وهو يصف العام الجديد بهذه الكلمات: في مثل هذا اليوم من كل عام يقف ركب العالم بمنزلة من منازل الحياة ليستريح فيها ساعة من وعثاء السفر، وذلك بعد أن أضناه سرى الليل وسير النهار 365 يوما. في مثل هذا اليوم يضع كل فرد يده في يد أخيه مهنئا له بالعيد السعيد، لكن على ما يهنئ الناس بعضهم بعضا، فلعل إذن في مثل هذا اليوم يضع كل فرد يده في يد أخيه مهنئا له بالعيد السعيد، لكن على ما يهنئ الناس بعضهم بعضا، فلعل تلك السيئات الماضية التي ستضاف إليها سيئة الغش والكذب الذي يجعل بعضهم أسدتها الأيام إلى رجل يظل فيها من مهده إلى لحده حائرا مضطربا يفتش عن ساعة راحة وسلام فلا يعرف لها مذهبا ولا يجد إليها سبيلا. إن كان غنيا اجتمعت حوله القلوب الضاغنة،
وإن كان فقيرا عد الناس فقره ذنبا جنته يداه فتتناوله الألسن بالقذف حتى يموت الموتة الكبرى بعد أن مات الموتة الصغرى. وإن كان عالما ولع الحاسدون بذمه وتفننوا في تشويه سمعته حتى يعطيهم العهود والمواثيق في أن يعيش عالما كجاهل وحيا كميت وأن يكتم علمه في صدره حتى يدركه الموت. وإن كان جاهلا اتخذه العالمون مطية يركبونها إلى أغراضهم ومقاصدهم. وإن كان بخيلا ازدرته القلوب واقتحمته العيون والتهبت له الأنظار. وإن كان كريما محسنا عاش مترقبا في كل ساعة من ساعات ليله ونهاره شر الذين أحسن إليهم. إنه لا سعادة في هذه الحياة إلا إذا انتشر السلام أجنحته البيضاء على هذا المجتمع البشري. ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت أطماع النفوس واستقر فيها العدل والإنصاف فعرف كل ذي حق حقه. فلا يحسد فقير غنيا ولا عاجز قادرا ولا محدود محدودا ولا جاهلا عالما. فعندئذ تفيض القلوب رأفة ورحمة على البائسين والعاجزين. فلا يهلك جائع بين الطاعمين ولا عار بين الكاسين. وحينئذ تطمئن النفوس وتمتلئ عزة وشرف. وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وكل عام وأنتم جميعا بخير الله وحفظه ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp njiitel ci sang yi ci turu Serigne Habib ak Cheikh Al Hadj Malick ak turu seen soxna yu jigéen yi nekk ci seen gannaaw ak seen yaay yu baax yi. nuyu kilifa yi fi toog yépp rawatina nijaay yi toog tabaarakallahu comme ni ñu ko daan waxee rek ak seen magi daara yi ak sunu bàyyi daayira yi ak sunu yaayi daayira yi. ñu yóbbaale responsable yi yóbbaale membre yi tabaarakallahu ci turu commission scientifique bi nga xam ni ñoom la ñu dénk yëf yi. mu mel ni nag xam naa ci wàllu texte yi waaye na sunu mbokk yi jàng nasaraan
ak sunu mbokk yi jàng yaaram bu ñu jógee xëy na luñ leen ci war a jox ñu jox leen ko. li ci am solo rekk mooy dañu wax ni tey la at mi di dee. mu mel ni bu dee it mel na ni beneen at mu ngi juddu. at moomu nag dafa bari ay yëngu-yëngu ci àdduna bi yu teeru ak ñëwam. di ko tudde l'an 2000. mu mel ni ñaar fukki at ci gannaaw ñu bari li nekkoon seen xel mooy feetu ko. waaye wolof nag moo wax ni bala nga ni naam ne fa. kon nag feetu at am na lu ko ëpp doole. ndax li bindkat bi wax ni ci guddi gi rekk at mi di jeex beneen at di dugg ci la convoi bu dund di def benn pause. waaye lu ko may ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ak juróom convoi bi du taxaw. waaye ci guddi tey gi nag diggante bii di dem bële di dugg si dana def pause. waaye fekk na boobu it ki ci tenir compte mooy ki yitteem des. ndax itam ñaari yëf moo tax façon bi yonent bi Muhammad waxoon sallallahu alayhi wa sallam wax ni diggante ajjuma ak ajjuma diggante weeru koor ak weeru koor nee na ku fi sippikuwul dootoo sippiku. yàlla ko saraxe. loolooy tax nga gis yépp ñu tudd ko ci bésu semaine mu mel ni chiffre nga ne al ahad xëy na ñu ni dimanche waaye bu dee ci wàññi muy benn nga ne al ithnain ñu ne altine waaye fekk ci wàññi mu di ñaar ñu ne al thulatha ñu ne talaata fekk ci wàññi mu di ñett ñu ne al arbia ñu ne àllarba te fekk ci wàññi mu di ñeent ñu ne alxamis ñu ne alxemes te fekk ci wàññi mu di juróom mais bu mujj bi aljumaa firiwul juróom benn man yaani aljaamia ok moo tax nag ñu ni looloo tax ñu def ko jour de semaine ci wàllu diine mu mel ni mas nañu leen wax ni li ci yàlla namm mooy nit am occasion bu mu dabaatele xelam
ndax biir semaine yi rëcculoo xelu nit dafa bare yàlla may ko occasion nag pour mu dabatal yooyu waaw waaye boobu it ki ko aj ci ajjuma dafa tardé parce que al-yawm ñun ñoo ko firee bés mais bu dee ci yàlla al-yawm mooy page page guddi goo tëdde page bi nga yendoo malaaka jël na ko dem déposer ko kitaab fi kitaabillah waaw inna iddata ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitaabillah yaani ci calendrier ba taxoon yaakaar naa xalaatkat boobu ngeen di wax xawma Dale Carnegie xawma ci livre am boobu muy wax comment se faire des amis mu nga cay wax ni nit ku ne war nga am bloc-notes ci sa table de chevet pour bu guddi jotee bala ngay tëdd nga fàttaliku bi fajar jotee waxtu woowu loo fi def yi sa conscience nangu ni lu positif la nga def ko fii yi sa conscience jàpp ni yu négatif la nga def ko fii mu ni boo ko nag vérifier yépp ba mu jeex nee na nga fas jom te ëllëg sa booy bindaat yi négatif woon démb dootoo ko noté moo taxit li xalaatkat bi wax ni bonne et heureuse année nee na sawar rekk la waaye kenn talu ko lay ak a neex a dégg nee na bonne et heureuse année kenn ku ne di ko souhaiter sa morom nee na sawar la mais kenn talu ko parce que nee na bonne et heureuse année kaddu du ko def dund ko man def te talu ko la raxata fi dunia wala najata min annas yeneen tibee ko waxoon mu ni kon nag loo waxoon nit di ko yéene kàddu gu nga xam ni fi mu génne rekk la yem nee na nga yebbil ko sa xol te yebaatal ko mu ko gën di farata xaw ma ndax dégg ngeen wax bi walla déet yebbil ko sa xol te yebaatal ko ok maanaam yebbil ko sa xol mooy lu mu la wóor ne xalaatu safaan la te ne woon ci sa xol pour moom nga yebbi ko te boo ko yebbee ba noppi xanaa fa mu ne woon dina am yeneen yu fa dugg nga wut yu yiw yu ko remplacer def ko ca xol ba moo gën di farata kàddu gi moo tax na nag nee na ku mer rek booba da nga xamul lu xew waaye kenn ku bëgg amul ki amul alal bu jaaxle it ki am alal jaaxle na ndax ku ci nekk ak la la jaaxal ki réer ak ki am xam-xam ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk jaaxle nga mais ku ci nekk ak la la jaaxal ki am lu mu rafetale ci nit ñi ak ki tëlee lu mu rafetal ci nit ñi ñoom ñaar ñépp jaaxle nañ mais kenn ku ci nekk ak la la jaaxal mu ni kon nag séddi yi dafa mel ni teg ko fële te jublu ci xol yi moo gën di farata
mu mel ni waxinam boobule dafay xaw fekk ji kàddu gi sunu kilifa Sayyid Cheikh mas wax ni nit ñi ku leen jéem a mëtaleeg leneen lu dul sa xol rekk daa dem ba ñu jéppi la daa am na loo xam ne yàlla mi bind rekk a ko mën te du ko def kon nag yow mi ko mënul boo diggee nit ñi ni di nga ko mëtale daa dem ba ñu jéppi la Sëñ Cheikh nag ni ku bëgg a mëtale nit ñi lu la kenn dul jéppee da nga leen di féetale sa xol ndax xol ñépp xaj nañ ci waaw mu mel ni kon nag xëy na doomu aadama mel noonu waaye li bees tanewul la woon démb ndax xamaguñu lu mu yendi ok li bees taneegul la woon démb parce que kenn xamagul lu mu yendi toxen itam yonent bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu masaan xiin nit ñi di yàkkamti naan waaye na taw waay mu yëngal boppam mi nit a ñàkk xel ndax taw boo xamul lu muy taw waaw taw boo xamul lu muy taw nga yàkkamti ko kooku ci réer la bokk moo tax moom bu masaan xiin rek mu commencé ñaan ya yàlla yow mi man lu ne atta lu ne niir wii yàlla na di niiru jàmm waaw te di niiru barke xam na li mu wax waaye kon ñu nit ñu barkeelu ci moom rek at mii yàlla xam lu mu indi waaye yal na ko yàlla def atu barke yal na ko yàlla def atu sutura yal na ci yàlla dëgg ci barke yonent bi yéena yu sell yi ñu am ci diineem mëtale diineem gën a jëm kanam diineem ñi ko gëm seen dënn gën a leer seen xol gën a leer seen xel gën a leer yal na ko ci yàlla mottali wa tabaarakallahu góor gu tedd ga moo ñu waxoon ni beneen rendez-vous ngi ñëw bu lislaam am ak àdduna yéen ndawi jamono na ngeen am jom ba rendez-vous boobu bañ a rate mooy bu ne ndawi jamono nag ñun gën a ëpp ñu ci responsabilité waaye itam mënuñu xëy yépp ne àdduna tey ngeen jub waaye nag aniri zawiyata allati anta fiha kenn ku ne ruq ba nga ne boo fexee ba mu baax bu ko ku ne defee léegi àdduna dina dëkkat insha allah ñu ngi sant ñëpp di leen masawu coono bëgg dafa metti gëm dafa metti féete dafa metti waaye itam la mu waxoon moom góor gu tedd gi ci ni Dieu n'aime pas ses amis waxin la gis nga am na koo xam ni ki la gën a sonal moo la sopp ki la soppul moo lay raay ni ki la sopp dëgg du la may jàmm parce que loo xam ni fekk toskare woo doo ko am te lay dimbale nga toskare pour jot ca koo koy sa mbokk kon nag ma di leen yëgal ni yu bare yu ngeen mii noon ci ñun ànd nag at mii di dem dana bari yu daan yomb yu leen daan yomb ci ñun mën naa am dootul yomb
dana bari lu leen daan neex ci ñun mën naa am dootul neex waaw parce que it nit ki foog nga def choix ni am na loo xam ni ku njëkki di mos muy neex booy boo nga xam ni feneen nga jëm kon nag kenn ku ne jot na ci yow nga summi yenn mbubb yi te solaat mbubb yitte ñu jëm ci liggéey def ko liggéeyu xel def ko liggéeyu ñor seen kilifa nàmpal moo ko fi bàyyi woon léegi mu ngi jëm ci feral leen nàmpal moo ko fi bàyyi woon léegi mu ngi jëm ci feral leen ku ñuy feral nag bu fekkul nga bàyyi sa xel ci sa bopp du sotti bu ko defee rekk ñu jàppalante te taxawonte te bàyyi xel li ñu am ndax itam li ma waxoon benn mbokk bu nekkoon mustarshid te njalbeenam dama taseeg moom Paris yëg ca moom yeneen xalaat ndax kilifa bu mu jàppanteel ñu daje waxtaan ma wax ko wax bu gàtt kilifa bët ci waawoon la dëkk naxa leen ndax ñu mën a bàyyi mustarshidin mu naxee leen def leen mouvement des jeunes Tidiane ndax kër gi dafay yaatu te bu ngeen defee mustarshidin kese kese dina am ñu dul man demaale ba ñu ca waxtaanee mag moom ma ne ko gis nga sa génération bii lañu leen di laaj ëllëg ci làmmiñu Sëriñ Babacar lay jaar te Sëriñ Babacar Si mi ma xam ëllëg du leen laaj ndax tiijaan ngeen woon li mu leen di laaj mooy ndax mustarshid ngeen woon ma ne ko kon nag nga bàyyi ci xel ma ne ko ndax xoddiku ca ba nga lakkleegul mu mel ni kon nag loolu rekk moo fi nekk tey ku ko dégg fa xayrun ku ko déggul itam fa xayrun kon nag yéen ñi ni ay mustarshid ngeen mbubb yu weex yi naam baax na waaye ma ñaan leen ngeen dolli yitte seen xol weex seen jikko weex seen xol weex ndax boobu it moo leen man jariñ fii ñu toll kon nag ñu ngay ndokkeel ñëpp ci guddi gi xam naa guddi ci li ñu wax juddu yonent yàlla Isa la ñu wax góor gi nekk sunu gannaaw moo ñu gën a xam kañ la juddu kon nag ñu bàyyi ko ak moom rekk luñ ko jox moom xam na nu muy sédd ay bokkam kenn du ko ko jàngal tabaarakallahu
kon ñu jëm ci xool tuuti lii ma leen tudd fi mu jaar ñi ko méngoo woon te bu ngeen xoolee ñi ko méngoo woon du ngeen fa gis étage bu ñu moom du ngeen fa gis alal bu ñu moom du ngeen fa gis kaaraange gu tax ñuy wax ndax ñu ëpp ci ñoom ñi ñu leen tudd seeni bàmmeel lañu leen di wan waaye tey bàmmeel ba mënul tere xol yépp sopp leen làmmiñ yépp tudd leen te boobu rekk a am solo parce que dañu delloo woon seen yépp ci xubbul baqa kon nag dinañu leen wan ci njàlbéen gi barab ba ñaari doomu aadama yi jàppante mooy Qaabil ak Haabil parce que lu ko jiitu rekk aljanna lay doon te li ñu concerné ci expérience ci àdduna la amee bu ñu fa jógee danañu leen wan kër Noox doomam ya fa ñu sañcoon ak fa ñu leen denc ak tuufaan ba ak fa ñoo tudde aljoode yi ak trace ya ñu am ba foog nañu ni gaal ga mu nga fa ba am na ñuy def yitte pour jéem a seet ndax mën nañ ko génne walla déet bu ñu fa jógee danañu leen wan fa yonent yàlla Ibrahim juddoo wan leen itam na mu gàddaaye rawatina bi Ismaayil juddoo te diggante Saarata xaw a am problème tuuti ak Haajar dem ga mu dem jóge Palestine ba dem Makka wana ardul Hijaaz di ngeen ko gis mais en deux temps dañ leen di wan benn bi ci wàllu juddoom ak yooyu beneen bi bu ñuy introduire wàllu yonent bi ci lay ñëw bu ñu ca jógee itam danañu leen wan fa ñoom baayam daan jaamoo xërëm ya ak buur ba mu taseeloon ñu koy wax Namrood fa pale ba nekkoon ak statuette ya ba ñu daggee seen bopp ya daggit yaa nga fa ba tey yooyu yëpp it di ngeen ko xool ak seen château yi na mu demee woon yooyu yëpp di ngeen ko gis bu ñu fa jógee wan leen ci wàllu yonent yàlla Muusa ca fa mu jógee ci wàllu Égypte ak digganteem ak Firawna la fa dox wan leen itam keroog ba mu ànd ak bani Israël te ñu sonn te mar te bëgg naan te ndox amul te yàlla jox ko kaddu mu jël yatam dóor ca doj wa toj fanfajarat minhu ithnata ashrata aynan uyuunu Muusa yooyu le danañ leen ko wan ak léegi na ca nit ñay jariñoo ak canalisation yañ ca def dinañ leen wan itam fa Xadir jóge moom mi daje woon ak Muusa ak place yi mu jaar en tant que touriste ci diggante al bahr al ahmar ak al bahr al abyad al mutawassit
place ya mu fa jaar yépp ak masjidul xadir di ngeen ko gis bu ñu fa jógee it dinañ leen wan kahf ashaabil kahf waaw te mooy ashaabul kahf ak seen xunc ba fa mu ne ak doj yaak ruq baak na mu demee ak ya ca alquran wax ca saar wa ci jant bi bu génnee fii ak bu demee fii ak seen xaj ba dinañ leen ko wan bu ñu fa jógee it wan leen fa yonent yàlla Shuayb bi ca Madian ak xurwa ak la taxoon mu ñaan yonent yàlla Muusa mu yoral ko liggéey ba mu soog ko mën a may doom ja bu ñu ca jógee dinañ leen wan garab ga Maryam doon rawale Isa ibnu Maryam keroog ba ñu ko sonalee te bëgg ko tuumaal daa defe ni doom ji daf ko amee ci neneen garab ga mu daw ca Égypte parce que Isa nga juddoo ci Bayt Laxm ci Palestine waaye fa mu daw ca Égypte pour làqi ko garab ga waaw fa ñu doon toog ak fa mu ko daan sange beñuwaar ba di ngeen ko gis bu ñu ca jógee soog leen wan nag góor gu tedd gi tabaarakallahu ba mu juddoo ak ye yëngu waaw diggante Furs ak Ruum waaw ci wàllu Kisra wàllu Qaysar yooyu yëpp dinañ leen ko wan leen it bi mu amee 12 ans te mu ànd ak Abu Talib bàyyi tëxam bu ndaw fa ñu dajee ak Buhayra Rahib te ñu wàcc fa ndax coono voyage ba mu di leen teral ndekete xelam am na lu mu seetlu mooy gis na ni keroog ak naaj bi ni mu tàngee ak yëf yi gis na rek benn niir bu nga xam ni bu yonent bi bougé niir bi bougé topp ko pour keral ko waaw muy gis loolu nag rek xel mi dem ci la leen tawraat waxoon ak injiil ci ne am na yonent buy ñëw mu xool ni yonent biy def ak âge bi mu xam ni kii la mu woy Abu Talib ba mu ñëw ni ko dellool xale bi parce que li ma gis ci moom bu ko juif gisoon ba léegi rek rey nañu ko li ko kon nag yóbbul xale bi ngeen denc ko ba ca kanam dana la wan place ba ak fa yonent bi tegoon tànkam trace baa nga fa gëléem nga yësoon waaw fa mu yësoon mu wan la ko moo tax jàkka ja tudde wuñ ko yonent bi gëléem nga lañ ko tudde mu wan la yooyu yëpp wax la itam commerce yi mu daan defal Khadija wan la it li indi woon li ilaafi Qurayshin ilaafihim rahlata ash-shitaa'i was-sayf jox la itinéraire biñ daan jël ak itam parcours bi nga xam ni ci lañ daan jaar yëpp mu jox la ko benn par benn wan la Yaman wan la Sham ak al Ordon ca Amman nga xam ni moo nekkoon ci diggante bi mu wan la yëpp bu ca jógee nag tabaarakallahu bi yëf yi ñëwee loola mooy ba muy dem di defali Khadija ba yàlla dogale ci seen diggante ñu faf ànd bañ ca jógee ba yàlla indi yëf yi nag ak parce que dañuy bañ jox leen yëpp du fi xaj waaw xam naa ni moom bu ñu jëmoon suba it jaral na leen waaye am na loo xam ni lépp amu ca solo li la ciy fàttali rekk ca am solo moo tax ñu résumé ko noonu wan leen itam keroog la mu dajak waa Quraysh
ba yàlla xam ni dootul mën a yaatu Makka mu ni ko mu dem Madina ak la xew foofa ak xeex ya fa am mais duñu indi xeex yi jaru ko gazawaat yépp mu nga ca waaye dañ koy tëb indi leen fatxu Makka ak la xew ci fatxu Makka pare indi leen nag xajjatul widaa ak xutbatul widaa la mu wax ak ñoom ak wan leen ni leen nag dootuma dellu si tey rekk nag la sama mujj dajeek yéen ndax yàlla xamal na ma ni at mii di ñëw duma fi fekk ngay gis ndeysaan ñam amoon ñépp tàggalikook seen sago ba tabaarakallahu ni ko yàlla jële ak ni yàlla tasaare mission nga xool li ko yàlla defal ci àdduna di ngeen ci gis rek ay aspect bu ñu paree nag ñu wan la ay athaaram yi mu amoon yépp wan la fu ñu def bëñam wan la fu ñu def jaaroom ba mu daan takk wan la fu ñu def karawam wan la fu ñu def chemise bi mu daan sol wan la fu ñu def kaan ba ak garab ga nga xam ne fa la ñu dagge kaan ba waaw wan la yooyu yépp wan lay fa la mu daan tusngaloo